mais Ablaye Diop dafa am lenn la nga xam ni moom moo ko defal boppam. nit mën na dëkk ci réew bokk ci réew mais la nga xam ni ëllëg moom lay woye yaa koy defal sa bopp. loolu nag Amadou Tidiane Ndiaye def na lu baax ndax Amadou Tidiane Ndiaye ku ñàkk kañaan la et fab lu mel na Ablaye Diop mii ci biiri mbokkam yëpp nga sagal ko def nga lu baax mais sa bopp nga koy defal. lebal nga waa Ronk lebal nga waa tàkk jukk la nga xam ne daan la fay ndax la ngeen defal ni lu rëy la. ñu dellu si ci Ablaye Diop Ablaye Diop ci boppam dafa am lenn la nga xam ni rôle de pionnier la. pionnier mooy que doomu aadama bu nekk dana am ci askan kenn ka nga xam ni dana njëkk démarrer dara def ko mu nekk royukaay boobu nag dafa jafe ndax maire yi dana bare kii nekkoon na président communauté rurale kii nekkoon na président communauté rurale kii nekkoon na président communauté rurale mais nekk président communauté rurale lu pionnier la nga xam ni def nga la nga xam ni doomu aadama yëpp du nga koy roy loolu lu jafe la te Ablaye Diop loolu la def. Ablaye Diop jamono ya nga xam ni day ñëw fii boobu booru tàkk jukk dafa ruqe booru tàkk jukk amul woon moyen de locomotion nga dugg fi tund bi yëpp ngañ mi daaw na tax ba kenn amul loo naan donc dund fii lu jafe woon la ndax ngañ mi bu ngañ mi duggee fii kenn du naan kenn du am foo dem doo mën génn mu nangu nag dellu ci biiri mbokkam dund ci biiri mbokkam ba muy génn àddina mi ngi ci biiri mbokkam te loolu lu jafe la ci kaat lépp lu Ablaye Diop am mi ngi ko amee ci biiri mbokkam lépp lu mu am mi ngi ko bokk ak biiri mbokkam kon nag kooku dafay tax ñun ña nga xam ne ñi ngi dëkk Waalo te ñi ngi jëm ci jamono ya nga xam ni tund wi ci boppam day dem ba nekk géejawaay ndax fépp fa nga xam ni teraanga am na fa rek réew mi yëpp day fàq ñëw fa yoon wii di indi pom bi dana fi ay doomu aadama aménagement bi président Macky Sall di def dana indi yeneen doomu aadama tali bii di jaar fii nga xam ni léegi enclavement bi day jeex da indi yeneen doomu aadama mais bu boobaa na fekk waa Ronk jël roy ci Ablaye Diop bëgg seen bopp nit bu ñëwee fekk la nga bëgg sa bopp rek bu boobaa dana xam ne muy dëkkaale yow mais nit bu bëggee ñëwee fekk la bëgguloo sa bopp la nature a horreur du vide bu ñëwee tekkiwuloo dara motuloo dara mu mot sa kaw te bul wax dara kon nag Ablaye Diop ci jamonoom ak jamono ya nga xam ne mi ngi fii ci Ronk ku feesoon place am la ku matoon place am la Ablaye Diop kenn mënu woon ñëw fekk ko fi Ronk buux ko puus ko ndax dafa mat kon nag képp ka nga xam ni doomu waalo nga na nga jóg nga jéem mat kon nag man war naa am témoignage bu mu doon def ci moom mu nekk nit ka nga xam ni lu coow li bare kàddoom barewul bu julli jotee mu jël kaamimam bu jullee ba pare day jël kaamimam jàng bruit bi nekk feneen donc ku jullite la woon ku gëmoon lu mu doon def la et dimbale nag waa Waalo yëpp parce que dimbal bu ci ëpp solo moom mooy nii mu fabe leen organiser leen ba nit ñi xam ni ndekete yoo ay doomu aadama ci mbay mën nañu organiser wu demal seen bopp et ma daaneel nag ñi ni ba may ñëw fii am na lenn la nga xam ni mooy hommage bu nu gën mën defal Ablaye Diop mooy piste bii di génn fii ci Rosso nar génn ci jëm ci jaar Mundoom génn Ross Béthio Ablaye Diop lu mu mas bëgg la mooy désenclavé fu mu bokk loolu nag bëggoon na ko ci dundam lool yàlla fexe ba tey ji bu ñuy def hommage am piste baa ngi sowum génn tey bés bi dafa doon bés bi nga xam ni dafa rëy ci Waalo tey xëy na mënoon naa ci sax bañ wax parce que Ndiaga moo fi newul te ku nekk xam na que nu mu meloon ak Ablaye Diop Ablaye Gueye wax nag di am fierté nag bu baax ci initiative bu docteur Amadou Tidiane def vraiment mu di initiative ba nga xam ni tey Waalo yëpp la ko defal wala Sénégal yëpp ñun ñëpp ci am fierté am ci contentement bu rëy rëy parce que Ablaye Diop ba ñu ciy wax tey mën nañ ci wax bay samente du jeex mais li ci ñoom Ablaye Gaye jukki wax ko ci ñi fi jaar wax ko fi ak temps bu xat bi damay tënk rek ñaanal ko yàlla ci kaamil bi nga xam ni moom lañ fi def yàlla nangul ko ko te yàlla dañ ko nangul parce que moom ku nekk xam ne daf doon jàng kaamil ñun ñëpp am nañu témoignage boobu ci moom mu doon remarque bu gën a rëy tey ci remarque ci ak doomu aadama
di remercier itam ay soxnaam parce que nit xëy na li mu am force yi mu am ay njabootam ñoo ko may ak ay soxnaam parce que buñ jigéen ñi bu ñu la mayul jàmm xëy na li nga bëgg a am yëpp doo ko am kon ñoom itam ñu ngi leen di ñaanal ñu sut ko fan lool di ñaanal ay njabootam itam yàlla teg leen si yoonu siraatal mustaqim moom mu nga xam ne itam moo ñu dawlu ñu koy ñaanal yàlla fi mu jëm gënal ko fi mu jóge parce que lim fi tabax du mës a réer ñun ñëpp tey mën nañu ne ay ndongom lañu tey bu ñuy wax développement agriculture fii ci vallée bi wala fii ci Sénégal mën nañ ni Sénégal yëpp sax bu ñu nee ni chaîne de valeur yi tey dañ ko wax ni Ablaye Diop moo ko fi jëmbat kon loolu kese tey doy nañu maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax. bis bi tey nag dafa nekk bis bu am solo ndaxte ku tuddee Ablaye Diop benn bërëb fonk ko moo tax nga def ko mais tam aussi bañ ñu fàtte ko moo tax ñu def ko tuddee mbir benn nit day tax ne ku ñëw si place boobu rek nga laajte kii mooy kan kon tey képp ku ñëw commune de Ronkh daa laajte kan mooy Ablaye Diop daañu la wax kan mooy Ablaye Diop kon loolu nekk na lu nga xam ne c'est un travail de mémoire ñu yaakaar di inviter tout le monde que nos lieux publics ñu fexe ba tuddee leen ay jàmbaar yoo xam ni bàyyi nañ seen waar ci sunu ay gox parce que loolu moo tax duñu leen fàtte faw mus gannaaw loolu hommage yi bari na man lu may wax Ablaye Diop waxal nga ma ko lépp ñaar ba ñett laa see wax rek en 86 maa ngi doon jàngale Fuuta nekk directeur école Diagnum Ablaye Diop moo wane sama papa yow lu tax Tijaan mi doo ko yóbbu doo ko delloo Kasak mu ngi jàngalal waa Fuuta rek di am ay résultats yu baax fexeel mu ñëw Kasak en 86 la première élève du Sénégal est s'appelée Nimsal Kan sama élève la woon la troisième élève Mariam Kan la sama élève la woon le premier au certificat sama élève s'appelait Mamadou il avait une moyenne de 9,98 donc pour dire que ñooñu neen du fi jóge mukk parce que mu ngi ñuy liggéeyal Ablaye nee na mu ngi leen liggéeyal bëgg na ñëw mu dem liggéey Waalo kon loolu moom mu indi Kasak kon loolu bu mu nekkee Kasak aussi maa ngi gërëm yàlla di ko sant parce que sabab bi moom moo tax ba sama papa sawar pour mu delloo Kasak def naa ni waa Kasak rëcc wu ñu tam aussi lu taxoon ma ñëw Kasak beneen bi benn témoignage bi ñuy def Ablaye Diop rek moo di Ablaye Diop nekk ku nga xam ne il est conscient en lui-même noo ko foo ko mënta fekk ak noo ko mënta fekkee nu mu mel rek la mel kenn mënu ko soppi et loolu dafa am solo dafa mos na nettali benn anecdote nee na dafa mos ànd ak ren délégation ñu dem si benn réew gars yi indil leen xewlu bu nekkee ganaar gars yëpp nee na waaw ñëpp indi leen fu mu ne ma indi la mu ndox ma raxasu gars yi di comme Ablaye benn affaire yi garaaw yi yow ni nga yore tubaab ñu lay indil ay seen ay fourchette ngeen yow loxo ngay lekkee mu ni man sama papa loxo la ma jàngalee bay ma lekkee loxo moom la ma jàngal far si biir délégation bi kenn si ñoom di lekk kudd bi rot sànni sauce bi si yére ba mu yàqu di waxoon naa la sa yaay jàngaloo la di lekk fourchette mu lekkee fourchette donc ça pour dire que nit lu nga nekk bëgg a rus moom beneen témoignage bu wax Ablaye Diop nekk na président comité rural nekk na président ACESCA bu mu génnee président comité rural génne amical moom mooy le seul sénégalais bu ma dëgg buy présenté doo man ex président la ex maire la Ablaye kenn du dëgg man ex avec Ablaye Diop amul ex lu mu nekkoon fàtte na ko et ça dafa ñuy jàngal benn leçon d'humilité loolu mooy humilité lu nga nekkoon nekk nga ko pare na mais di wax ni man ex ministre la c'est pour que ñu jox la cër ministre nekk soo ministre pare na bu yàgg kon moom dafa ñuy jàngal àdduna ba nga xam ni bu ànd ak moom chaque jour Ablaye lu mu def lu mu wax lu mu jëf nekk na ay leçon yaa ko dul xam rek mais moom daanaka yàlla dafa ko indi woon pour mu ñuy jàngal ay leçon kon loolu moo ñett témoignage laa doon wax si Ablaye Diop gannaaw loolu di ñaanal yàlla mboolam li ñu fi ñaan si yiw jëmale ko si Ablaye Diop ak mboolam ñu xam ñoo ñuy jaww yàlla na ko yàlla nangu gannaaw loolu di ñaanal njabootam yi Ablaye dafa doon liggéeyal adduna jéem ba fàtte waa këram sax kon loolu fu mu doon feetee
ak fu yàlla doon feete doom yi yàlla leen yàlla feete foofu ñun amuñ dara lu dul ñaanal leen yàlla rek xam nañ ni doomu gaynde ngay doon rek. Ablaye Diop est assurément un monument de notre histoire, un monument du Waalo, un monument du Sénégal. Et c'est normal qu'on puisse lui rendre aujourd'hui un hommage mérité. C'est un des grands pionniers. Quand à chaque fois que nous parlons de l'histoire du Waalo, nous nous rappelons toujours d'Ablaye Diop et de ce qu'il a fait pour le développement. Certains d'entre nous ont beaucoup plus insisté sur les questions politiques. Lui, il a compris très tôt que c'est par le développement qu'il y aura progrès du Waalo. Et c'est fut incontestablement un grand homme. Personne ne pourra raconter demain l'histoire du Waalo sans lui. Et c'est important, il y a longtemps, on a pu faire des journées culturelles. On a fait aujourd'hui cette cérémonie, aujourd'hui, pour rendre hommage ici à Ronkh, c'est normal. Mais demain, dans tout le reste des communes du Waalo, dans tout le Sénégal, on pourrait faire une journée d'hommage à un homme valeureux comme Cheikh Ablaye Diop. Et donc, je voudrais vraiment féliciter monsieur le maire. Parce que lui aussi, le nit man, nga nekk maire, xam ni am na ñu lu jiitu woon ñu def liggéey ba nga xam ne kenn mënu koo effacer nga ni ñii il faut que ñu fàttaliku leen tey la dans un an xam naa ne daan ko defaat lu mel nii chaque jour ñu mën a jàng si lu mu fi bay. ma nuyu soxnaam yi sunu jigéen yi nga xam ne aussi ñoom ñoo àndoon ak moom lu mu def rek. ñoom ñoo ko ci jàppale d'abord may nuyu di xool doomam yi góor ñi ak jigéen ñi sunu ay doom sunu ay jarbaat ya nga xam ne aussi ñoom ñoo nekkoon ak moom di ko jàppale ci liggéey bi et toujours présent di leen jàlle woon naa leen déjà ñëw naa kër gi jàlle leen mais wala yëpp ñoo leen waroon ànd def délégation ñëw jàlle leen parce que moom moo ko liggéey du man maa ko liggéey du keneen moo ko liggéey mais moom ci boppam Ablaye Diop moom moo ko liggéeyoon moo liggéey la nga xam ni moo jur mouvement yu bare wax nañu ko sànq moo jur koom-koom bu bare tey yii bu dox ci biir Waalo moom moo ko jiw donc semence la def ba nit ñi di récolter ku nekk ñëw wax nga fu mu jaar ak yow loolu rek doy na nun nag si yoonam rek nunu topp yàlla te ba def ni xëy na bu nu commencé def politique ñu ñu fekkente fii si au niveau de Ronkh au niveau de l'arrondissement au niveau du Waalo mu jàppale nu mu tette nu mu sonn si nun aussi sonn si nun si politique bi lu nekk def na ko si politique bi pour jàppale nu ba ñu taxaw fekk na régime Abdoulaye Wade ñëw mu ni vraiment dafay bàyyi lu mu amoon yëpp daf koy bàyyi lu mu nekkoon yëpp daf koy jaay simeeku jàppale nu ku wax tey te fàttali ko moment yooyu fàttali ko loolu waxuloo dëgg temps yooyu avant Abdoulaye Wade di gagné Sénégal fii si Ronkh am na foon presque dara ñoom Moussa rek ñoo doon yëngatu ñoom Moussa Cissé mi ñoo doon yëngu ak ñoom Moussa Diop ak ñeneen ñoo doon ànd di yëngatu mais amuñu résultat yu nu mën a wax mais bu mu ñëwee moom boole ci dooleem boole ci xam-xamam boole ci mbokkam foofu la doole boobu ñëwoon moo tax ñu mënoon gagné ay communes ñu mënoon réaliser fii ay projet loolu moom moo ko liggéeyoon te loolu kenn waru ko mën a fàtte c'est pourquoi man vraiment damay sant le maire parce que idée bu mu am bi vraiment mënul ñëpp lu ko defal day bésu tey bi suñu bés la moom moo ko réalisé au nom de l'ensemble des maires au nom du Waalo yëpp ñoo war a kontaan si lu mu réalisé tey ñu ko félicité ko di ko ñaanal di ko jàppale parce que quand même lii rek nu ñuy xaar aussi c'est vrai qu'il faut nga réaliser depuis ay cases depuis santé de école ak yooyu mais aussi sunu jëmm sunu nekkin il faut aussi ñu mën ko traduire
bu leen fàtte bës ci abonné ak ci cloche bi ngir ngeen mën a jot xibaaru ëllëg média. Audio Jungle.